tour ci L1 45 tamit admis d'office ci série L2 yi ñaari yoon a ngi nii ñu tegloo nag résultat yi ci SMS lañ ko yónnee laata ñu koy affiché dinañ ci dikk ak reportage Amina Mbaare Sow dinañ ànd ak yéen ba léegi ci tolluwaayu mbas mi ak tey lim gi siiw waaye it ñenn ñu nekk di weddi ba léegi nii ni mbas mi feebar gu am la kenn ci ñoom nangu na wax laaj ak tontu dox suñu diggante ci reportage ca la bokkoon waaye ba mu ca génnee day foog naa ni kuy weddi wala ña doon weddi en tout cas dootuñu ko mën weddi dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo niki accident ba amoon démb ca Fuuta Podor ak lim gi yokku ci diggante bi niki it ministre des transports ba nga xam ni dem na xooli ànd ak gouverneur bu Ndar dem nañ seeti ji kon yàqu-yàqu yi nga xam ni jot naa am foofu ak ñi ci loru niñ leen toppatoowee ñuy jeexale wàllu tàggat yaram ak Madi Touré ay kàddu yu mu yëkki ci biir xibaar yi di ngeen ko dégg moom candidat bi nar a jàkkaarloog Augustin Senghor ginnaaw ba ñu nekkee ci campagne war a sànni xob yi ci njeextalu ay bés bi nees tuut incha allah ñu yaatal. niñ leen ko junjee ci boppu xibaar yi dañuy tàmbaleek bac bi nga xam ni résultat yu njëkk yi ñi ngi siiw jamono ji jury 1335 1735 bu lycée Maurice Delafosse siiwal na ay résultat wam niki nag nañ ko defee daaw def nañ it résultat yoo xam ni ci SMS lañ ko yónnee candidat yi siiwal ko noonu laata ñu koy taf affiché ñëpp mën cee gis ndax jamonoy mbas la ñu nekk Aminata Mbaare Sow dem na ca Maurice Delafosse moomu lii sama teewe ko reportage. Aminata Ndoye lay wuyoo xale bu jigéen bile am na baccalauréat SMS bile jóge ci office du bac di ñu ko won waaye teewul jot naa def déplacement ñëw ci centre bi bu doon composé. On nous a envoyé le message 13h moo gën a wóor ñu xool ñu vérifier moo gën a wóor ñu nekk di xaar message yi mën na am erreur moo tax mën na ñëw. ni moom yeneen i moroomam bëri na ñu jóge seen kër daal di ñëw ci centre bi ñu doon defee examen ñëpp nag di xaar ñu afficher liste yi ngir ñu dem vérifier ndax li ñu gis méngoo nag SMS yi ñu leen envoyé. jël naa samay résultat am naa ko d'office mention passable sant yàlla alhamdulilah. Fii au total nous avons 400 candidats. Si 400 candidats il y a 200 candidats en L'1 et 200 autres en L'2. fii ci jury 1735 kii di présidente de jury di ñëwaat ci mention yi mu jot a am ak résultat ñi nga xam ni jot nañu jàll ci deuxième tour. ñii def L'1 65 ñoo jàll d'office donc taux de 32,5% et admissible nous avons 65 donc taux bu 32,5%. Si série L2 bi on a 200 candidats. De ces 200 candidats yi admis d'office 45 lañu. Donc soit 22,5%. Admissible yi ñoom ñu ngi ci 58, nombre de 58 dont un taux de 29%. am na mention bien benn mention bien jigéen sax moo jël mention bien. Avec 12 mentions assez bien. D'accord? Tout le reste, mention passable. Baccalauréat général session 2021 résultat yi tàmbali génn fii ci centre bile ñaari jury ñoo fi doon composé jury 1735 ak jury 1734 mu mel ni nag ne daaw Covid 19 bi tax na xale yi ay SMS lañ leen di envoyé ngir ñu xam ndax admis nañu wala déet. nestu dinañ dikkaat ci tolluwaayu mbas mi ak lii mu bés bi ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ni faatu nañ ci loolu la ñu siiwal ni ki it juróom-benn
juróom-benn fukk ak ñett ñoo xam ni jamono ji ñi ngi réanimation laata ñu koy faram-fàcceek Ibou Kane dañuy waxtaanee taxawaayu waa Kër Docteur ak kii xam-xamam màcc ci Mamadou Mansour Diouf lay wuyoo anesthésiste réanimateur la ca France Bordeaux doomu Sénégal la gis na ni hôpitalu Sénégal yi ni ñu taxawee baax na waa Kër Docteur baax na waaye war nañ yokk seen loxo ndax guerre dëgg la ñu nekk jamono ji ci mbas mi ak armée bi sax ndax buñ nee guerre ne armée kon war nañ ci dugal seen loxo taxawal ay li ñuy woowee hôpital de campagne mooy xeeti tànt yooyu nga xam ni militaires yi moom la ñuy taxawal di ci fajaate Fatou ne dem Youssou Baro ci leeral. ci jamono ji nga xamante ni ñetteelu vague bu Covid-19 bi nag mi ngi def ay giraawaali ak variant delta bi nguurug Sénégal nag mi ngi gën di taxaw rek ngir gën a yombalal paj mi waaye tamit fexe ba jël ci ay matuwaay ci biir kër docteur yi ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc sax ci wàllum paj nag gis nañu ne cas grave yi faaw ñu jël ci yeneen matuwaay. il faut que ci biir hôpitaux yi lépp loo xamante ni ay opération la woon ñu daan def ci bloc opératoire yi nga xam ni nekkul lu urgent loo xam ni dunduk nit ki n'est pas en jeu yooyu dañ koy déprogrammer bu ñu ko déprogrammer li ñuy wax salle de réveil yi nga xam moo nekk ci bloc opératoire yi yooyu dañ leen di équiper dolli fa ay système oxygène yi may wax comme maanaam ay optiflogue yi demee noonu jël respirateur yi doon nekk ci bloc yi nga xam ne moom lañ daan utiliser bu ñu opérer nit ñi utiliser leen foofu xam nga yooyu dina indi dolleeku ci li nga xamante ni mooy respirateur yi nekk réanimation te doyul donc système boobu noonu day permettre que réanimation yi bañ a nekk sous tension. ay hôpital militaire de campagne moo fi sës nag ci jamono ji nga xamante ne CTI fees na lit de réanimation yi ñuy wax dajatul sax cas grave yëpp. hôpital militaire de campagne boo jëlee benn fële ci Diamniadio stade boobu ñu fa tabax muy Dakar Arena nga xam bañ ko inauguré ba léegi def naa jarul fa leneen mais mën nañ fa installé benn hôpital militaire de campagne mu nekk CTE nga def fa téeméeri lal ak réanimation wu juróom fukki lal loolu c'est conséquent armée bi gère ko te foofu noonu fi mu situé wu c'est stratégique parce que lépp luy jógee ci zone nord bi jógee dans le centre et cetera et tout mën na dem foofu nga jël beneen yóbbu ko fële ci secteur aéroport militaire bi nekk Yoff boo ko fa defee lépp li nga xamante ni hôpital Fann biir Dakar et cetera et tout mu géré ko fa bi ci des nga dem installé ko fële ci arène nationale de lutte ba pour soulager hôpital Dalal Jàmm ak banlieue bi ak yooyu. ci jamonoy guerre wala pandémie armée nag dafa mës a taxaw ci jàppale ñi am ay gaañu gaañu ak ñi feebar. mais loolu mooy affaire bi actuellement ñi ngi door a toll ci guerre sanitaire dëgg bi président doon wax début feebar nga xamante ni xaw ma fukki nit ñoo faatu xaw ma ñaata cas wala affaire bii nag mooy guerre bi dëgg-dëgg guerre nag bu jotee da ngay taxaw génne la grosse artillerie li ñuy wax l'artillerie lourde pour faire face ak ennemi bi nga xamante ni buñ ko deful nag Chérif tiit naa trop nag parce que virus bi mi ngi faat doomu aadama yi ñu ne nag yii yëpp bu ñu ko matalee jàpp nañu ni ay résultats yu am solo daanu ko am rek ci xeexu mbas mi ci jamono ji nga xamante ne sax Sénégal cas grave yi ñu ngay gën di yokku juróom-benn fukk ak ñett ci cas grave la ñu wàññi 2 fukki doomu aadama ak juróom-ñeent ñu ñàkk seen bakkan. Fatou ne dem docteur Mansour Diouf nee na tiit na waaye nañ jàpp ni it am na yaakaar ba mu déggee ni nguur gi maye na oxygène ba war a dem ca malade yi waaye lay tiitaangeem wala ngalawaay la wax nañ ko jox ña ko yellool privé yi nañ ko jox malade yi nga xam ni ñoo yellool oxygène boobu docteur Mansour Diouf dénk kàddu yooyu Chérif Dia. oxygène gratuit ci clinique yi loolu dañ koy tàcc lu baax la li nguur gi def parce que oxygène gis nañu facture bu metti la ci malade yi nga xam ne dañuy dem ci privé bi di fay mais nag privé bi tam il faut que ñoom tam ñu def ci li nga xamante ni loolu lañ ko jubluwaay bi donc nañ ko def ci malade yi am Covid bu ñu ko utiliser di ko def ci seen yeneen maladies di ko def seen bloc opératoire yi moo tax ma ni bu ñu arrêté opération yi nga xam ne moom la ñu def ci bloc opératoire yu urgent wul yi mais loolu dina tax nga gën a parce que boo nee ci clinique yi foofu la ñuy utiliser oxygène bi donc di nga am certitude que ni oxygène bi nga leen di jox malade yi am Covid lañ koy joxe ba pare nag ñoom ñu monter ay unité Covid nga dem fa saytu ko gis ni ay malade Covid la ñuy jël xool defal leen benn cahier de charge parce que aussi il ne s'agit pas nga jël ay malade Covid rek teg ci ay lal rek jaax na jàpp suñu am non da nga leen di traité am ay protocole et cetera et tout ñu dem di ko saytu xool ni yaa ngi def affaire bi di joxe ay résultats.
maa ngi leen koy junju Ibou Kane moo ñuy faram-fàcceel situation du jour maanaam tolluwaayu mbas mi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ni ñàkk nañ seen bakkan juróom-benn fukk ak ñett ñoo xam ni jamono ji ñi ngi réanimation ba tax ñu jàpp ni suñu continuer nii làmbaay dina ñaaw ndax réanimation léegi xat na lool lal yi ñi ngi des di manqué Ibrahima Kane ci leeral. ab record la bu ñu mësul a gis fii ci Sénégal gannaaw bi fi mbas mi duggee ba tey. ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan lu ni mel le bilan tey ji wone naka noonu itam ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yu am jàngoro ji mu di bilan bu jéggi dayoo te ndakaaru nga xam ne fii la mbas mi gën a lëmbe moo ca jiitu wàññi fukk ak ñeenti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan juróom benn ya ca hôpital Dalal Jàmm la amee naka noonu fukk ak juróom yeneen yi ci région yi la ñu ñàkkee seen bakkan ci xayma kon fukk ak juróomi góor la ak fukk ak ñetti soxna ak keneen koo xam ne identité am xamlewuñ ko ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi ki ci gën a mag mu ngi tolloon ci juróom-ñeent fukki at ki ci gën a ndaw tolloon ci juróom fukk ak benn du rek ngir tiital askan bi wante chiffre tey jéggi na dayoo te war na tax ba ku ne bàyyi xelam bu ñu xamee ne nag lal yi ci réanimation daanaka doyatul te loolee buñ ca jugul amaana mën na gën a jéggi dayoo tey jii kon juróom benn fukk ak ñetti cas grave la ñu wàññi wante bu ñu xoolee ci lalu réanimation yooyu nekk ci CTE yi fii ci Ndakaaru daanaka benn rek moom moo ci disponible ci ñeent fukk ak ñett yi nga xam ne moom la ñu installé boo demee ci région yi itam fukk ak ñetti lal ñoom ñoo yemb nga xam ne mën nañ faa def malade ci fanweer ak ñeent yi ñu fa taxawal. lii nag di ab situation boo xamante ne situation bu jéggi dayo la bu ñu xamee jafe-jafe yi nekk yépp ci jël en charge ñii di cas grave yi. ci lu jëm ci wàllu vaccination yi mu mel ne nag askan bi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ci jamono ji ñuy wax troisième vague mbas mi. ci bésu tey jii juróom-ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeenti doomu aadama daanaka jot nañ benn dose vaccin naka noonu itam ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom daanaka vacciné wu nañ ba noppi. Ibrahima Kane ngir mu matale ñetti xayma yi jàppaleen ni 1423 doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ba mbas mi duggee biir Sénégal ba léegi cas yi toll ci 64 522 jamono ji ñi nekk ci waa kër docteur loxo waa kër docteur di faju 14 286 la feebar bi dal ñu nekk ca waa kër docteur di faju ba tax waroon nañ farataal vaccination bi bu baax waaye dafa mel ni waa ëxlu làmb ñoom dañ cee defagul ay jéego yu am solo ñetti ciy mbër ñoo teewee waa CNG bi lañ doon organiser ca arène nationale ngir ñaqu bi ak yenn ciy promoteur ni ki it ñu bokk ci CNG boobu Cheikh Sadibou Diarra ci leeral. axlu làmb waneegul pas-pas ci wutum pass sanitaire bi ñi ci teew ca arène nationale ngir ñàkku xeex Covid-19 bi taxuñ ko woon bëri noonu rawatina mbër yi. xam nga jël naa Johnson bi xam nga maa ngi wax suma mbokku mbër yëpp ñu ñëw def ko ñu continuer suñu activité incha allah ànd naag suma rakk guy gi ak suma ménager Père Djili Wade ñu jël suñu vaccin ak sama coach ñu jël suñu vaccin. lancement la dafay continuer parce que mesures yi ñu jël ku bëgg a topp làmb ku bëgg a nekk ci biir làmb ji faw nga topp ko maanaam balaa ngaa bëri il faut nga am carte de vaccination. am na ñu dégg am na ñoo xam ne dégg nañu ko dem nañ sa seen gox dem vacciné wu foofu directement woote baabooy laa raccroché léegi ma taxawee fii mu wax ma ci la mu nekk donc c'est pour dire que nit ñi dégg nañu ko te tey door nañ ko dafay continuer. pass sanitaire bi mel na lu mënul ñàkk léegi ci làmb ji ba tax na promoteurs yi di woo ñëpp ngir ñu farlu ci. donc ñu ngi ñaax sénégalais yëpp ñu ñëw def comme vaccination yi ñëw pikiru ndax réew mi am jàmm Sénégal am jàmm ñu mën a démarrer waat suñu événement yi démarrer waat suñu làmb ji. man benn espèce de proposition rek laa ci wax ni mbër yi war na mën a am complément de dossier léegi xam nga ku amul licence doo bëre ku amul certificat médical doo bëre war nañ cee boole certificat de vaccination. lii message la ci gouverneur message la ci ministre des sports comme directeur de cabinet am nekkoon na fi autorités yi yëpp ñu nekkoon fi message la ci ñoom pour wone ne waa làmb ji daal am nañu cofeel xeex mbas bi ba mbas bi wàññeeku. ñëpp ñàkku ji doon li tax làmb ji mën a dooraat ren ji
déjà bu ñu évaluer ñàkk bi xam fi mu toll rek dañuy continuer suñu làmb. mbër amateur promoteur xam nañ li leen war ñu ñàkku ji doon li tax saison bi mën a wéy. dafa mel ni ca Sédhiou it sawaruñu trop ci ñàkku gi ndax jamono ji juróom-benni junni vaccin ñi ngi fa ca district sanitaire ba waaye gis nañ ni mag ñi ñooy gën a faral di dem di ñàkku ji ndaw ñi dañoo siisu ba léegi nii moo ne day ay cas Covid ñi ngi fa ñu mbas mi dal te ñu koy gis teg ci seeni bët. Bakary Konté xaali jaame ci leeral. 64 cas de Covid-19 nag lañ daal di enregistré ci district sanitaire bu Sédhiou diggante 19 juillet ak 3 août bi 26 cas communautaires 5 cas contact ak benn cas grave la ñu daal di noté fii ci district sanitaire bu Sédhiou. depuis le 19 juillet bi passé rek genn wàll gi ci lañ leen enregistré maanaam lu tolloog ci 31 cas actuellement 31 cas yooyu liñ ci nemmeeku aussi mooy 26 cas yi ay cas communautaires lañ 5 yi ñoom ñooy maanaam juróom yi. ñoom ñooy ay cas contact bi nu saytoo tamit gis nañ ne actuellement li nga xamante ni moom mooy jigéen ñi ñoom la gën a jàpp. sol max ak nag respecter mesures barrières yi dafa mel ni amatul fii ci diwaanu Sédhiou. boo xoolee paa yi ak maire yi ñoo génn jeunes yi génn yu boo waxee dañu ne c'est l'affaire des vieux c'est pas l'affaire des jeunes. bon appel bu may lancé ne jeunes yi nañuy génn dem vacciné wu parce que ñu ne feebar bi troisième vague bi ñoom la gën a concerné wu kon maa ngi leen di ñaan ñu dem vacciné wu surtout. askan bi surtout jeunes yi maa ngi ñaan ñëpp nañu daw centre de santé Sédhiou dem vacciné wu te aussi chance bu ñu am bi ñun Sédhiou fii da ngay egg rek ñu vacciné la xatul deful dara kenn du naan puusal maa topp ci raam da ngay ñëw rek nga dugg ñu vacciné la te aussi xamal leen que ne. maladie bi phase bi troisième vague bi moo gën a metti. lu ëpp ci 6000 doses de vaccin moo disponible ci district sanitaire bu Sédhiou wante jeunes yi ñu bëri ci ñoom demuñu vacciné wu. on a remarqué que nii màgget yi ak màgget yu góor ak jigéen yi dem nañu vacciné mais problème bu ma am foofu saa jeunes yi nanguñu génne dem vacciné loolu moo tax maa ngi interpellé les responsables d'ASC les présidents d'ASC nañu inciter xale yi ñu dem vacciner pour que nous puissions avoir du 100% à Sédhiou. agent de santé yi nekk fii ci région bi ñu ngi wéyal sensibilisation bi ci localité yépp nekk fii ci diwaanu Sédhiou pour ñaax askan bi ñu dem jël seeni vaccin. ñi des di am xel ñaar ni mbas mi ngi lore bàyyi leen xel kàddu Bassirou Kébé mi indi seede daf ko dal mu dund ko jafe-jafe ya ca waa kër docteur ak naka la ko dundee Marcel Farba Maroun ak Gervais Yao la ko dénk. am na wala amul nit yi faatu ndax coronavirus moo leen rey loolu di laaj yu nit yi gëmul ne jàngoro bi am na. di faral di waxtaane waaye pour ñi ko dund mbas baa ngi tas dëkk bi waa ji ngeen di gis jot na am doomu jàngoro bi. loo moytu suñ la ne am na ñu la jege ñu feebar fokk nga taxawu leen. may sentir man ne am naa grippe am naa palu maanaam dafa mel dama sibiru dama grippe ma ne waa tey de julli la ma oote benn clinique bi ma fa ootee. ñu ne man noo dañ la jox benn numéro docteur Abdou Kane Diop ma woo ko bésu tabaski mu disponible lool laa wax ne ma tey tabaski la waaye bu 17h ngeen ñëw biñ demee 17h ñu testé ñaar ñoom ñëpp positif suma rakk bu góor bi ñu testé ko mu négatif ma ne man de raaw may hésité ñu ne ma tey nga testé ñu testé ma positif. grippe paludisme coronavirus bu symptôme yu njëkk yi di tàmbali te defaguñ test jafe na ngir ràññee feebar yooyu. courbature maanaam sa yax yi day miti sa der sa suux yi day miti maanaam loo def sonn man nag yàlla dimbale woon na ma ba li ñuy wax masuma perdre goût ak appétit. doo mun a jóg tëdd rek ngay def. ñaxu bi nag du luy aar ci feebar bi niñ ko yaakaare waaye dina fexe ba wàllante bi wàññeeku te it dina aar ci li ñuy tuddee cas grave. man gëm naa ne li ma doon dund su fekkoon ni vacciné wu ma man peut-être d'autant plus que ñu xool suma sucre mu nekkoon à 1,53 donc dëgg gramme man bu ma vacciné wuloon man peut-être tey jii ñu ngi may dëj.
Bassirou Kébé daanaka léegi tane na bu baax moom ak mbokkam yi ginnaaw expérience bi mu dund muy delloo njukkal ñiy liggéey ci hôpitaux yi Sénégal ndax liggéey bu xarañ bu ñuy dawal muy fàttali askan bi ñuy yeggali mesure barrières yi ak sax ñi nga xam ne jot na ñaxu ndax situation bi ci hôpitaux yi doy na waar. Marcel Farba Maroun beneen mandarga ni mbas mi ngi lor askan wi dëggantaan niñ ko nemmeekoo ci Sénégal yëpp dañoo dem ca Thiès ak taxaw seetlu ga fa Cheikh Anta Diop def ci ñaari ay bés yi ca kër Maam El Hadj ñaari ay bés yi téeméer ak ñetti doomu aadama ñoo fa faatu ca morgue ya jaar nañ fa ba tax na duñu gëj ci désinfecté waaye it ñuy ñaax askan wi ñu gën a jël seen matukaay ngir moytu mbas mi reportage Cheikh Anta Diop ca Thiès. ñetteelu wàggu coronavirus bi fii ci diwaanu Thiès ëlëm nag jamono yi kilifa yi ŋànk wàllu wérgu yaram ñi amee doomu jàngoro ji ak ñi ci ñàkk seen bakkan bari na lool. gis nañu région de Thiès si diiru benn weer cas yi yokku na gis nañu aussi ñi faatu aussi yokku nañ juróom benn téeméer cas yoo xam ne si Thiès fii rek lañ ko gis. donc si région bi yëpp dem nañ ba 1600 cas ak ñoo xam aussi faatu nañ si corona bi. ñetteelu wàgg bi nag loolee tax waa brigade service d'hygiène jóg dem ci morgue yi gën a ñaax ñi nga xamante ñoom ñooy sang néew yi ak di leen joxe tegtal. pexe bu njëkk bi moo ñu dellu si li nga xam ne loolu lañ gën a xam mooy ñu lu ñuy wax opération technique de désinfection bërëb yooyu yëpp service d'hygiène dina fa war aussi pomper ko si diwaanu Thiès bi dafay maanaam am ñoo xam dañuy faatu ñoo xam dañ leen fiy andi donc ñu xam ne aussi yokku na. donc loolu moo tax ñu ne léegi ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk maanaam di toppatoo morgue boobu ñu fexe ba tàggat leen. décès yi aussi gis nañu yokk na fii ci région de Thiès. kii di El Hadji Abdou Ndiéguène moom moo yor morgue bi nekk fii ci jumaa ju mag ji nekk ci kër Maam El Hadj nee na mbir mi jéggi na dayoo. feebar bi xaw ma ku ne amul waaye man mi nekk ci morgue bi xam naa ne am na. morgue bi mën nañu jàpp ne levée de corps yi daanaka dafa gën a yëg. bu baax ndax daan naa am. par benn wala ñaar bala ma ko amati yàlla xam waaye depuis bu troisième vague bi commencé ak léegi li may recevoir par jour bi ci gën a tuuti 5 personnes la par jour. fi mu toll nii ba tey jii may wax ak yow nii ñu taxawee ni ci jumaa ji di wax maa ngi ci 103 am na ñoo xam ne am nañu Covid bi. loolee tax nag waa service d'hygiène nag jóg di pomper bâtiment administratif yi nekk fii ci diwaanu Thiès ak bërëb yi nga xamante ni askan wi dañ fay daje. ñu dem àddu jëmale ci certificat de résidence yi ñu gis ci yenn maire yi am ko fa day indi coow ba tax ñi ngi sàkku ci gouverneur génn na ab xët goo xam ni mi ngi sàkku ci maire yooyu ñu wàccanteeg li nga xam ni moom la yoon santaane mu mel ni nag lettre boobu jóge ci bataaxal bi jóge ci gouverneur maire bu Médina gis na ni amul woon sax yoon ndax jàppee na ni am na ci yenn ay collègue maire am dañoo gis ni certificat résidence bi dafa rax politique ci niñ koy joxe ak élection yi ñu dëgmal reportage Fat Bintou Konté Youssou Baro. ab circulaire moo génn ku ko génnee mu di gouverneur Dakar di wax ni daal ni ñuy séddale li nga xam ne moom moo di certificat de résidence yi jamono ji dafa xaw a taga tembe ba tax ni ki nga xam ne moom moo di meeru Médina di Bamba Fall jàpp ne lettre bi nag amul woon fii sax yoon autorité bi mu di gouverneur bi dafa waroon rek jubali directement ci maire yooyee wax leen ñetti baat. mooy fàttali gouverneur rek ne mënoon na woo maire yi ko def directement ndax ñun amuñu problème boobu noo convoqué maire yi wala mu interpellé leen directement wala mu officier d'état civil yi nga xam ne ñoom ñooy def lu mel noonu wante am na leen lu laxas ci gannaaw tamit ndax léeg-léeg nga gis politiciens yoo xam ne day seet benn délégué de quartier rek même délégué de quartier bi mooy revenir toujours nga sentir ni kii dafay transférer un bétail électoral kooku tamit benn maire du seetaan loolu. lu ci munti am ba am ba ñu demee fee nga xam ne moom moo di mairie Ngor ki nga xam ne moom moo di maire bi xamal nañu ne yooyu amul fi nga xam ne moom moo di commune bile. ku fi ñëw di wut certificat de résidence ci biir maire yi war nañu la ko jox élection ñàkk élection. ñun nañ ko daan defee bu njëkk balaa élection di am noonu lañ koy defee fii day amul benn mbindeef mu mën a dugg fii rek na sax tardel nañ ko ci mu jot certificat administratif am voilà et léegi boo ku wàcc ci suuf bureau yi ñu koy defee rek di nga ko mën a vérifier xamuñu nit ñi kan nañuy voteel ak kan nañuy sànnil yooyu yëpp toppatoo ñu ko da nga ñëw daal bëgg nga résidence du fi sax yendu. Bamba Fall sax di dellu si waat ne moom dafa jàpp sax ni lii nga xam ne moom moo jëm ci délivrance certificat de résidence nekk na papier boo xam ne administration rek moo ko mën a joxe te maire du officier d'état civil. moo tax yaakaar naa ne daal nañu topp loi bi te fexe ñu defal ko ni mu gën a rafetee. nag jamono ji ñoom maire yi dañoo jàpp sax ni wax dëgg neex yàlla réélire leen du papier boobu moom moo koy joxe.
yoonu maire sax newul si loolu waaw naka administration bi dafa man maire maay politique nag man maire maa bëgg a faluwaat man maa xam nu may toje suma bokk bu jënax ba suma waa dëkkandoo falaat ma. population bi ñoom xam nañu fan la ñuy tànn kan la ñuy àndal naka la ñuy kii ñoom xam nañ ko ba pare donc keneen ku jógee Bargny wala nga jógee Sébikotane wala nga jógee Rufisque taxul ñu changer ñi nga xam ne parce que ñi nekk Grand Dakar ñoom ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoom ñooy jógee feneen di ñëw fii. actuellement jamono ji ñu toll li nga xam ne moom mooy délivrance certificat de résidence yi nag ay coow rek lay indi fi nga xam ne moom moo di ci maire yi ndax fi mu toll ni politiciens yi dafa mel ni ñoom ñoo jëlee fii. mbokk yi jërë ngeen jëf waxtu wee ñu dàpp lenn ci xibaar yu ñu leen amoon yéene àggee dinañ ko faram-fàccee ci nasaraan lay doon ci kàttanu borom bi fileek tuuti rek ñu leen di gërëm di leen sant